mbokk téléspectateur yu ITV di jégalu bu baax a baax si juróom-ñetti simili yi nga xamante ni tardé nañ ko si émission kennu askan bi tey jii ñu am mbégte dalal Baye Fall moom mooy porte-parole collectif Diaspora ñoo lànk Baye Fall man lay dalal jàmm. jërëjëf El Hadji Malick. man la Baye Fall fondateur pour la précision. Diaspora ñoo lànk ñoo bañ. yéen a lànk yéen a bañ. waaw ñoo lànk ñoo bañ. di am tamit sunu grand boo xam ne mooy grand Moussa c'est le coordinateur. ak membre yi nga xam ne ñoo bokk ci diaspora bi yëpp ñoo lànk ñoo bañ. ñu fas yéene waxtaanee lépp jëm si diaspora bi ak ñi nga xamante ni doomu Sénégal na nekk fi bëgg dellu ak ñi nekk Europe bëgg dellu si loolu dañ ko yaatal ci kanam tuuti waaye dañuy dem ca ministère de la santé et de l'action sociale fekk fa docteur Aloyse Waly Diouf moom mooy porte-parole bi moom mooy directeur de cabinet bi. naka noonu mu nekk porte-parole bu ministre de la santé et de l'action sociale day ñëw ñun ci tolluwaay coronavirus. ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo ci positif juróom-benn fukk ak ñeent ay cas contact lañu ñu am fukki cas communautaire ñaar ci Point E. benn ci Grand Yoff benn ci Yëmbal benn ci Rufisque benn ci Diourbel ak ñeent ci Touba téeméer ak benn malade ci ñi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service su réanimation ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan juróom benn malade ñàkk nañ seen bakkan ci lundi muy démb altine 15 juin 2020. jërëjëfal bu baax a baax waa régie kooku mu nekkoon docteur Aloyse Waly Diouf moom mooy porte-parole bi naka noonu directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale alors Baye Fall coronavirus bi Sénégal amaat dem juróom benn yu ci ñàkk seen bakkan mu nekk lu njëkk. waaw loolu nag ñoo ngi jaale seeni mbokk. benn jour rek ñu am ci juróom benn. waaw loolu moom doy na waar ça veut dire que xëy na ni nga xam ne noonu la doomu aadama yi war a comporté guñu noonu nañu farataal masque yi kii tamit gel yi nañ koy faral di kii utiliser lu mu gën a bare distanciation yi nañ koy jéem a respecté loolu daal am naa yaakaar ne bu ñu ko defee déglu tamit waa kër docteur li ñuy wax bu baax. parce que ñoom ñooy experts yi ñoom ñooy xam lan mooy jariñ askan wi ñu taxaw ci loolu daal yaakaar naa bu ñu ci tënkoo ñun ñëpp incha allah dinañ ci gis njariñ. alors Baye Fall gis nañ leen démb ngeen génn ci mbedd mi amal sit-in ca siège yu Air Sénégal di naqar lu baax a baax seen situation est-ce que mën nga ci dellu si waat laataa ñuy xuus bu baax a baax ci waxtaan bi. waaw sit-in bi nag li ko waral mooy tey jii dafa am loo xam ne moo xew muy li Air Sénégal bëgg a teg waa diaspora bi. ndax bu fekkente ne dañ ne Air Sénégal muy sunu compagnie yaakaar naa ne bu diaspora bi taxawee ci ay nekkee ci ay difficultés ñu njëkk ñoom ñoo war a nekk en première ligne pour sauver la situation tey ñoom ñoo ñu teg les difficultés majeures yi nga xam ne tey moom la waa diaspora bi du dund. mais doguma la Baye Fall mais jafe-jafe yooyu ngay wax Air Sénégal aussi mu ngi ci biir ndax coronavirus bi ñëpp la laal ñoom. impact bi sentir nañ ko bu baax. waaw loolu dañ leen koy nangul. ndax lu wër àddina. laal àddina laal ay réew du fi bàyyi compagnie. waaw kon soo nee Air Sénégal jafe-jafe yi ngeen di dund moom moo leen ko teg day xaw a doy waar. waaw ci benn côté. waaw ndax bu fekkente ne billet bi ci temps normal bi mi ngi jar ñeent fukki junni ba juróom fukki junni CFA. tey Air Sénégal taxaw ne dama leen koy jaayee téeméeri junni ak juróom fukk. wala téeméeri junni ak juróom benn fukk wala xuus nañ sax ba ci 1 million loolu ñun mënuñu koo rafetlu te it mënuñoo taxaw ànd ak moom ci situation yi. mais ñoom dégg nañ seen ki nga xamante ne moom mooy directeur commercial et marketing di Assane Samb moom mu ni lu jëm ci wàllum France amul soppeeku billets yi nga xamante ni moom nañ ko doon jaayee avant coronavirus bi moom nañ koy jaayee ba tey jii. lu ci mel ni Italie moom moo am coppite te noonu lu ñu ko expliqué mooy ca Italie état bi dafa jël dogal ni mbir mi foog ñu respecter distanciation physique maanaam vol bi su doon def ñetti téeméeri passager genn wàll gi lay def neen loolu moo tax ñoom ñu bëgg compenser mbir mi moo tax ñu yokk li ni mel. waaw xam nga Assane noonu la mën a waxee
ndax mbir mi dafa am lu làqu ci ginnaaw te moom bëgg koo fësal. ah bon waaye ñun waa diaspora lan moo làqu ci ginnaaw. waaw li làqu ci ginnaaw mooy dafa am benn waay boo xam ne actuellement nii moo làqu ci ginnaaw Air Sénégal wax naa ko fu ne te dinaa ko wax fii tey jii bu Air Sénégal nee 1000 euros moom mu wëlbati ko ni 1300 euros. bu Air Sénégal man waaw moom benn waay la ñoom bis bu ñu taxawee ba bëgg koo xam mën nañ leen jox tur ak sant parce que mi ngi fi mi ngi fii Sénégal demul fenn. mais kooku lan la siy def moom. ma yaakaaroon mbir mi yéen la ak waa Air Sénégal. waaw xam nga dafa am intermédiaire bu si nekk. xam nga Sénégal dañoo am habitude loo gis lu nekk rek am na coxeur. ay coxeur ak rabatteur. waaw rabatteur léegi dañoo dem ba compagnie bi dafa am benn coxeur bu nekk ci biir. ah bon te coxeur boobu tey jaxasoo gu Air Sénégal am dama naan moom la te dama naan loolu war nañ ci def gëstu xëy na am na ren mais bu mu amati parce que ñun compagnie lañ yor yoruñu benn comment dire benn car rapide boo xam ne day jëlee fii ay nit di leen yóbbu Europe. mais man lu ma jaaxal mooy yéen Air Sénégal ngeen war a waxal directement kon coxeur bi lu mu siy wut. waaw coxeur bi li mu ci wut mooy daf ceeti xaalis bari parce que naam Air Sénégal fayeeku nañ lu cher a cher a cher. parce que bu taxawee ne 1000 euros muy 650 000 francs CFA pour retour kese ki nekk Sénégal jëm Italie nga ne ko yow sa retour duma la ko jaayee lu dul 650 000 francs CFA. mais mooy lu ma la wax sànq ñoom indi nañ ay explications. ku si mel ni Assane Samb directeur commercial et marketing bi. nee na mbirum distanciation physique moo tax ñu yokk prix Italie. ba tey Cheikh Tidiane. El Hadj Malick El Hadj Malick. waaw maanaam avion bi doon def. ñaari téeméeri place léegi genn wàll gi lay def. waaw pour ñu mën a respecter distanciation physique. waaw El Hadj Malick ma leeral la foofu. li ma la fay leeral mooy distanciation jeex na fi ñu toll nii. waaw ca Italie jeex na. te it te ñoom teewul seen prix yi wàññiwul. ma nga fa ba léegi. te it ñu doon jooy retour ma xamal la ne la nekk ci diaspora ba war a ñibbisiwaat mu ëpp li nga xam ne moo nekk fii war a dem léegi équation bi fan la ne. parce que su fekkee ne Air Sénégal am na doomi Sénégal yu taxaw fii. au Sénégal ne dañuy ñibbi am ñu taxaw ci diaspora bi ne ñoom dañuy jógee Europe ñëw Sénégal mais yow nga maintenir say prix xëy na jafe-jafe yi nga am ci Covid bi tax nga bëgg koo teg ci doowu ñoo xam ne tey jii toog na fi 6 mois ñi 7 mois ñi 4 mois lañ joroon jeex na man je me dis que am na ku war a taxaw nag jël les devant taxaw wax ak ñoom ñu xool une solution. muy kan état bi. état moo tax démb woo naa le président de la République 10 000 fois. parce que le président moo fi taxawoon. jotuloo ko. non du maanaam woote yuuxu cri de cœur jotuma ko. dans le sens que cri de cœur la ndax taxaw naa ne le président dafa taxaw wax ba phrase bu rafet Sénégal gi yëpp tënku woon ci mooy dafa taxawoon ne l'heure est grave. l'heure est grave boobu nag actuellement ni ñun ñoo koy utiliser parce que dañ naan l'heure est grave pour les immigrés bloqués au Sénégal te it rax ci dolli ñu am beneen parole boo xam ne dañ koy utiliser bu méngoowul ak ñoom nañuy doxee muy rapatriement lii ñu def tuddee ko rapatriement du rapatriement. ah bon ah non absolument pas dañu seet neneen nu ñu ko tuddee mais bu ñu ko tuddee vol de rapatriement. mais ñoom loolu nañ ko tuddee gis nañ aussi plan de vol yi ak lépp nu ñu ko organiser léegi soo ñëwee taxaw nga ni loolu de rapatriement daf may jaaxal. xam nga li tax mu lay jaaxal. waaw bu fekkee ne dañ ne vol de rapatriement mooy tey immigré bi nekk Sénégal war a déparé Sénégal dem France wala dem Allemagne wala dem Angleterre wala dem Espagne wala dem Suisse wala Italie dafa am loo xam ne prix yoo xam ne tey moom nga koy jaayee bu mënta ñàkk su mënee ñàkk nag da nga ko war a yombal ba du fay dara loolu mooy rapatriement. tey am na ay dëkk ca Afrique jël nañ seeni ndaw yóbbu leen ñu dem liggéey parce que ñun dañ ne ñun dañoo bëgg a liggéey. ñun dañ ne dañoo bëgg a liggéey na ko yeneen dëkk ya defee may seeni ndaw ay vol ñu déparé ci seeni dëkk dem ci réew yi ñuy liggéey man jàpp naa ne état mën nañu ko defal naam ñaanuñu sax ñu may ñu gratuitement dañ ne wàcce leen billet yi ñu mën koo jënd dem liggéey. li kon yéen coolu yëpp billet yi daal il n'est pas question ñu koy yokk fa mu nekkoon ngeen bëgg ñu delloo ko. waaw léegi mën nañ ko faa delloo. waaw nangu naa buñ ko fa mënta delloo état na ko jéem a subventionné parce que le président dafa décroché 12 milliards 500 millions si je ne me trompe pas jox ko waa diaspora bi ñun waa diaspora yépp ñu félicité ko ci parce que geste bu noble la ndax xam na ne ay doomi réewam ñu ngi ca jafe-jafe ca yeneen réew waa man léegi li may laaj te it dama cee bëgg réponse
mooy ñun dañoo bokkut ci diaspora boobu war a jot 12 milliards war a jot ci xaalis boobu wala déet tey bu fekkente ñun am na pàcc boo xam ne war naa laal diaspora bi nekk Sénégal nañ ñu ko dugalal ci suñuy billets subventionné ko. loolu ngeen di sàkku. bu mënta ñàkk ba mënta ñàkk. bu mënta ñàkk. nañu defal loolu. beneen fànn. allez-y. waaw beneen fànn. beneen fànn bi mooy. waaw Air Sénégal bu fekkente ne bii. dafa flotam mënul couvrir li nga xamante ne bii mooy diaspora bi fi ne wala xëy na les dépenses mënu ko kii mais am nañu taxaw. am nañu taxaw ne bu Air Sénégal mënul lii ñun mën nañu lii suñu mënul it nañ jéem a waxtaan ak waa Air France. kon yéen dafa mel ni yéen mbir mi lu ñu ko yemale ci Air Sénégal rek àndoo leen ci benn yoon. waaw ndax ils ont été peu professionnels. ah bon oui parce que li ko waral mooy. su fekkente ne dañ laa jox mbir ñëpp ànd ca yuuxu collectif ba man ma nekk ca bopp ba danaa freiné ne nañ leen déglu yuuxu yi lu ko waral woo ñi nga xam ne ñoo bokk ci diaspora bi ne leen luy seen problème yéen ñu tegal leen sunu problème ñoom am nañu njiit am nañu kilifa gi mooy kat le président ki war a wax ak moom ne ko diaspora bi yuuxu nanu te ñun kenn mësuñu dégg ci lenn ci àddina lu dul danañu jëli suñuy wëris ca Europe teg ko aéroport AIBD suñuy déparaat ci silence lañuy déparé kenn duñu yëg kon yaakaar naa ne tey on mérite plus que ça. alors Baye Fall yow ban dëkk nga nekkoon. bon man maa ngi Italie. waaw da nga fa am nationalité. waaw. yaa ngi fa woon depuis ban at. bon ma Italie ba def naa fa 32 ans si je ne me trompe pas. 32 ans. waaw fanweeri at ak ñaar. waaw alors ñaata sénégalais ñoo fa nekk bëgg dellu si ak ñaata sénégalais ñoo nekk fii bëgg dellu Italie jamono ji. bon est-ce que am nga chiffre yi. non chiffre yi amuñu ko mais mën nañu balancer. waaw te buñ bëggee chiffre réel yi mën nañu ko génne kooku c'est pas un problème. ah bon mais c'est sûr parce que ñun am nañ collectif. actuellement nii collectif boo xam ne ay milliers de personnes lañ tey jii yoo xam ne ñoo topp ci ginnaaw diaspora ñoo lànk ñoo bañ. alors lu si mel ni Italie dëkk bi nga xamante ni yow def nga fa fanweeri at ak ñaar te xam nga ko Sénégal yu fa nekk est-ce que reprendre nañ seen activités yi commencé waat liggéey wala. waaw situation bi ñu nekkoon si entreprise yeeg yooyu noonu. am na ñoo xam ne nii. reprendre nañ seen liggéey. am na ñoo xam ne nii maanaam dañoo nekk ci casa integrazione maanaam ab néggandiku boo xam ne tey jii maanaam gouvernement dana am benn somme boo xam ne dana leen koy jox. am na aussi ñu arrêté woon. am na ñoo xam ne arrêté nañ leen. am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla xëy na wàññi nañ leen parce que it mbas mi dafa laal ñëpp. ni mu laalee Europe la laalee Afrique gii. problème bi moom ba léegi y a des Sénégalais yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ñu ngi ci difficulté. mais léegi man dama ne. ndegam ka nekk ca Europe. am lu gouvernement ba di doxaleek ñoom di leen ko jox parce que man lépp xam naa ko waxatu malaak nag ki nga xam ne moo nekk fii au Sénégal dund fi 6 mois te nag li may bëgg a wax El Hadj Malick. waaw très rapidement. mooy dañu am ay malades yoo xam ne dañ fi nekk. ah bon dañ fi nekk. am na ay malades yoo xam ne dañ fi nekk. yor ay feebar yoo xam ne tey jii dafa laaj ñuy faju ji parce que dañu am ay médecins yu leen di suivre foofu. bokkul ak coronavirus bi. non amul benn kii coronavirus bi. maanaam ñu yor ay feebar ay jàngoro yoo xam ne tey dañuy faju Europe yor seen i këyit yor seen séjour. tak fii Sénégal ak xale yoo xam ne tey dañoo war a dem defi seen inscription. ak jigéen ñoo xam ne tey jii dañoo tàqale kook seen njaboot ça fait presque 6 mois. ndax coronavirus bi. yoo xam ne dañoo tàqale ko seen njaboot dañ fi war a ñëw def fi 2 mois dénkaane seen i doom tey seen i doom yooyu tey jii toog nañ juróom-benn weer yoo xam ne gis ñu seen ndey am góor ñoo xam ne tey jii toog nañ fi 5 mois wala 6 mois bàyyi fa seen i soxna tey jii loolu problème bu posé wu la kon nag nañ jéem a xool nan lañ ci taxawee. alors Baye Fall yow da nga bëgg dellu yaa ngi waaj. teg naa sama walis de. teg nga sa walis mais yow daal foog ñu wàññi prix yi pour nga mën a dellu. waaw ak ñi ma àndal. suñu wàññiwul prix yi doo mën a dellu. déedéet. mais liggéey bi mu fa am nag. waa liggéey boobu tey nga jàpp si yàlla rek. non xam nga lu tax. dugg si avion bi def wala bu fekkente ne bii da nga ànd ak mbooloo. dafa am nooy doxee ak ñoom ñun dañ ne diaspora ñoo lànk ñoo bañ. muy lan lii ñu teg attanuñ ko te lii ñu teg duñ ci dox donte tey moo fi ne danañ def le tout ba mu jóge fi. mais teewul am na ñuy dem. am na ñuy dem xam nga lu tax. mais ñi bañ est-ce que gënuñu néew ñeneen ñi. dama naan ñi bañ a ëpp téeméeri junni yoon. ñi bañ ñoo ëpp. fuuf parce que tey dafa am ñoo xam ne tey ñu ngi ci région yi
am na parti boo xam ne tey ji décroché woon nañ ci ñun dem ci sëñ Mountakha Mbacké jooytu ko xalif général des Mourides jooytu ko situation bii nga xam ne tey ji moom la Air Sénégal teg diaspora bi te it ma ñëwaat ci 80% bi nga xam ne perdre nañ seen liggéey au Sénégal ñoo xam ne dañoo amoon liggéey bu stable Europe 80% perte nañ ko wax naa ko fu ne dese nañu benn 20%. serait-ce que rien nañu sauver 20% boobu ñu mën a dem liggéeyi ndax ñun lu ñu am ci réew mi lañ koy indi. te yow 20% yi si nga bokk. non 20% yi man bokk ma ci parce que man dama yor sama liggéey bopp. fan alhamdulilah en Italie. waaw dama yor sama liggéey bopp. donc man 20% boobu bokkuma ci. comprendre nga. mais si collectif bi am na si ay membres yi nga xamante ni si 20% bi dañ bokk. non ci collectif bi am na ñoom ñoo tax may wax. dafa am ay membres yoo xam ne ci collectif bi lañ bokk nekk 20% boo xam ne tey jii dañoo war a sauver ci seen liggéey moo tax ku ñu mën a dimbali dañuy dimbali ci ni mu gën a gaawee. moo tax ñuy def appel au président de la république. son excellence monsieur Macky Sall. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Baye Fall moom mooy fondateur naka noonu. nekk porte-parole bu collectif diaspora ñoo lànk mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee si 33 824 88 06 am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi allo bismillah. allo salaamaaleykum Hadj Malick. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar bu baax comme d'habitude. alhamdulilah delloo ziar. di masawu Sénégalais yi di leen ñaanal yàlla mu teg ñu coono yi nga xam ne ñëpp a koy dund tey nag moom. ci débat bi laa bokk. waaw yow kay moom gis naa bu baax ni si débat bi nga bokk ndax yàgg nga ko joytu. xaqiqatan lu amul seete neexul. bisimilah ñu ngi lay déglu. di nuyu sëriñ boobu taw. Baye Fall. l'autre jour maa ngi koy gis ci benn vidéo ci buntu aéroport su ma jiwut. Hadj Malick. waaw. man dama yaakaar ne am réew soo ko yoree. da nga war a mel ni kilifa ci biir këram. say doom nga yemale leen. say soxna nga yemale leen malgré tout nag ku yore ay soxna. di nga am ko ci gën a bëgg saydallah ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp ay soxnaam lañu woon waaye ku ne xam ne ne Aïcha farandooram la woon ñun bañuñu que ñu defal kii fukk jox ki juróom xam nañ ne àddina moo demee noonu ndax xalam dañu suuf mais li ma bëggu sénégalais yi xam mooy président de la République du Sénégal man dama jàpp ne insulte saaga la nga yore réew mu mel ni Sénégal ñaata famille tey ñoo yaakaar immigré yi waxuma tey monsieur boobu toog def 32 ans Italie nekkul ne wërsëgam ay doomam ak ay jabaram ñoom ñoo koy lekk yow Hadj Malick mën nga ma seede am na voisin buy lekk wërsëgam ak benn néew ji doole boo xam ne sequt ak moom dara Sénégal président de la République ñaari discours yi mu def bi corona amee ba léegi citéwul benn yoon lay immigré après la ñu dabaatal ne génneen nañ leen benn budget man budget boobu man personnellement maa ngi ootee fii ci Kaolack su ma doon immigré duñu ko laal xam nga lu tax dañ koy jolloo Sénégal ne leen dem leen ngeen tabaxalee ko hôpital village yi nga xam ne seeni soxna yi ba léegi ñoo ngi mat ci biir néeg man gis naa benn vidéo boo xam ne ci àll Tamba bi ay école yoo xam ne ñu ne Sénégal moo def moom ay doomi Sénégal ñoo ci jàng te pourtant école yooyu noonu na ma yàlla baal du sax tabax kon man ndimbal loolu Sénégal génnee pour sénégalais de l'extérieur yi man personnellement maa ngi yaakaar yàlla mi ma amee woon démb ak barki démb nga dina ma amee suba kon immigré yi maa ngi leen di ñaan ndimbal loolu dañ ko delloo état du Sénégal parce que ñun yaakaaruñu fal ñun dañoo bokk ci sénégalais yi nga xam ne dañoo bëgg a uti pour dimbale suñu réew li ñu laaj na c'est très simple may ma foofu lay daanale monsieur bi wax na ko gis nga mbooleem réew moo dem mu respecté ay doomam bi mbas mi amee état bi dafa taxaw pour génnee situation génnee ay doomam yi nekk ci biir gratuit la leen delloo si gis nga agence de voyage yi ñuy jaay seen biir yi dañ leen koo jaay ci anam bu légal man dama yaakaaroon ne état bi waroon a bokk ci xeexam waxuma pour mu delloo ji ñu de mais dafa waroon a bokk ci xeexam sax ñu dédommagé ñu parce que ñun dañ ñoo tardeel ci loo xam ne du suñ coobare bopp loolu dama fàtte ni dama yaakaar ne loolu immigré yi dañ koy fàtte waruñu ko fàtte dañoo war a xeex pour ñun ñu dédommagé ñu xaalis bi nga xam ne tey moom lañ waroon a am depuis ñu war a ñib ba bés ni ci yàlla tey parce que dañ ñoo tardeel te kenn ci ñoom waxut ci loolu kon nañ ñu yóbbu ñu liggéey yóbbu ma liggéey yóbbu ma jaay kooku sëñ bi neex naa dimbale li monsieur bi wax nañ ko bàyyi am na ay malade yoo xam ne sëñ bi ñu ngi ci réew mi te yow yaa ma gën a xam ne hôpital Sénégal yi ko yaakaar naouzu billah da ngay dee yaa ma gën a xam ne métti na nga bàyyi sa doom
ci circonstance yu nekk yi juróom-benn weer nga tëdd ko fii ci réew mi nga bàyyi sa jabar juróom-benn weer nga tëdd ko ci réew mi nga xam ne ñun lañ yaakaar ku fi am soxla kenn du la dimbale te waa ji yéen buy wax ak toog jàkkaarloo man xam ne li may wax bu baax. jërëjëf réew mi bépp immigré bu fi am jaar problème kenn du la dimbale. parce que ku lay ñëwee du la may du la dimbale. nañu réfléchir yore réew mi ci anam yi ñu ko war a roy yore ndax lépp ci ay nettali yi mi ji maa ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatullah bàyyi ñoo ko déggandoo de kon daf mel ne sa mbokk la de. waaw rafetlu ko rek. ndax comme je dis toujours Modou yëpp benn bopp lañ. ñoo bokk fi ñuy xalaatee ñoo bokk fi ñuy rootee ñoo bokk fi ñuy sottee ñu ñoo bokk lépp. moo tax tey de passage ma gërëm tey membre diaspora ñoo lànk ñoo bañ parce que wax dëgg yàlla collectif bu am doole la actuellement nii. bu topp sama ginnaaw partout dans l'Europe nit ñaa ngi mobiliser wu topp ci ginnaaw diaspora ñoo lànk ñoo bañ. kon ñooñu maa ngi sant li. alors Baye Fall mu am beneen mbir mooy député diaspora bi ñoom seen implication si yéen xeex bi nga xamante ne su mu ngeen ko lan la. gis nga leen seen taxawaay laataa may ñëw si autorités yi d'abord député diaspora yi. waaw man dama naan diaspora amatuñ député. ah bon. man moom je l'ai dit même hier. maanaam sentiroo leen. daal benn yoon ñoom ñu dugal seen loxo si xeex bi. amatuñu député kooku je le dis haut et fort. ah bon. parce que bu fekkente nit dane yow laa toogal ci bërëb sàngam jaaxle am damaa yaakaaroon ne man ak keneen ku mel ni man bala mooy yëkkati kàddoom député bi dana yëkkati kàddoom tey ñun suñu kàddu jugee ba ñëpp dégg ko kon ça veut dire que député ba la mu waroon def ko. daan si ñëw am na solo am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi na ngeen def. alhamdulilah. bien merci Ousseynou Cissé depuis Kaolack. bismillah Ousseynou. waaw Baye Fall ñu ngi lay nuyu di la ziar. ak sa ñoo ngi lay ziar. fondateur du collectif ñoo lànk ñoo bañ Ousseynou Cissé depuis Kaolack. dëgg la xam naa la. waaw bien merci. waaw ñun Baye Fall dañuy raxas sa taxawaay parce que li ngay def nii franchement quelqu'un boo xam ne sa combat ni nga koy mënee ñun ñëpp xam nañ sa taxawaay ci combat bi ñu ngi la si gërëm di la si remercier yow ak notre grand Moussa. merci. waaw li ñu bëgg a waxee rek mooy lu Baye Fall wax lépp kenn du ko dindi. ñun dañu yaakaar ne bu ñu jógee bitim réew ñëw fii la majeure partie si ñun def nañ fa 3 voire 6 mois ñu yaakaar ne ñun jooroon mun naa wax ne bu fekkoon état dafa jóg pour dimbale ñu ñun ñaanuñ ko ndimbal mun naa wax nañu allerger billet yi maanaam bu ko mënta delloo tam fa mu nekkoon avant coronavirus yi feebar di ñëw mu yombalal ñu ko parce que ñun mënuñoo nangu ka nga xam ne Italie la jógee war a ñëw fii Sénégal ñu koy jaayee billet 400 000 600 euros ñun ñu war a ñibbi ñuy yóbbu de 500 jusqu'à 1 million voire plus loolu kenn ñun mënuñ koo nangu dañuy ñaan yàlla rek waaw lii moom li passé la te ñu ngi ñaan yàlla gaaw jëlee ko fi ñëpp ñu delluwaat suñu activité dafa métti nag métti bi mooy lan kon nu ko Baye Fall waxee am na ñoo xam ne perdre nañ seen liggéey Italie parce que tubaab xam ne ko du foye yenn yi ñoom mun na ñoo xam mais am na situation muy toll dañuy jël seen responsabilité comment maanaam sa liggéey dañ koy arrêté am na ñoo xam contrat lañ amoon ñu waroon renouveler seen contrat donc buñ demul seen contrat yi dañ koy résilier dootuñ leen ko renouveler déjà ñaar am na ñi nga xam ne nag peut-être ñu ngi fi seen contrat mu ngi continuer am na ñoo xam ne seen contrat illimité lañ amoon donc ñooñu war nañ leen dimbale ba ñu sauver seen contrat ba nga xam ne buñ demee dañuy retrouver seen liggéey nekkaat parce que lépp loo xam ñu ngi koy uti bitim fii lay ñëwaat kon ñu ngi ñaan état bi nañu jàppale ci lii ñu mu gën a gaawee ñun ñëpp ñu mën a delluwaat suñu liggéey parce que lépp lu ñu fa am rek Sénégal lay ñëwaat ñu ngi leen di gërëm di leen sant loolu laa si amoon lu ma Baye Fall. jaajëf ca kanam chapeau à toi ñu ngi lay gërëm di la sant sa taxawaay rafet na. jërëjëf baax na merci beaucoup merci beaucoup. waaw man dama lay wax rek xamal rek ne la bu fi 1000 personnes duggoon. même parole bi la ñuy wax. même parole bi la ñuy wax. même jaaxle gi moo fi nekk. même problème bi moo fi nekk. alors léegi ñuy woon si député diaspora bi nga ne yow seen implication daal vraiment sentiroo lañ. non ki nga sentir mooy ki xaw a dugg. dugguñu mais dañ fay newul wax naa ko démb. nee naa leen diaspora bi amul député tey bu député amoon dañ naan ñoo lànk ñoo bañ la parce que ñun ñoo taxaw di ñaxtul li nga xam ne moo. mais silence su député diaspora bi si sa gis-gis lan moo ko mën a expliquer. mooy diaspora bi mosul leen a ñor wax naa ceeg nit mu ne ma man sama place ba ma koy lijjanti fekke woo ko ma njortoon ne député kenn du ko lijjanti. moo la wax loolu. wallahi lazim mu ne ma sama place ba ma koy lijjanti fekke woo ko kon kooku
ñun ñoruñu ko ak keneen ak keneen lii combat la boo xam ne dañ koy mëne mu yàgg nag boo gisee diaspora ñoo lànk ñoo bañ bi juddu am doole mooy gars yi dañoo yàgg bëgg a wax te amuñ fu ñu waxee. am na ku nekk si ligne bi allo allo. El Hadj Malick. bisimilah Dame. waaw ñu ngi lay nuyu. alhamdulilah delloo ziar. di nuyu Baye Fall. ak saa ñu ngi lay dégg. waaw Baye Fall. Mbacké. man jàpp naa ni boo demee ba ñëw si émission bu toll nii. ki nga xam ni moom moo leen teg méthode bi ngeen nekk nii nekk intermédiaire ak Air Sénégal dangaa war a jaar si turam bu ko defee ñu ko identifier loolu benn suggestion bu ndaw la woon la bu ma doon def. jërëjëf ñu leen di ñu ngi jaajëfal bu baax Baye Fall ci intervention bu am solo bi muy intervention nii. di défendre comment dirais-je. diaspora les moodu quoi. jërëjëf. ok ñu ngi leen di gërëm ci leen sant. jërëjëf Dame alors mais Baye Fall man lu ma jaaxal mooy yéen seen collectif bi. lan moo tax ngeen tuddee que diaspora ñoo bañ ñoo lànk mais wala dafa mel ni da ngeen di politique de. non waaw même soo leen politiqueul mais lan moo tax ngeen di choisir. ñoo lànk ñoo bañ ñoo lànk ñoo bañ. xam nga li tax ñu choisir ko. mais mënoo ngeen choisir beneen tur. waaw maanaam boo choisir beneen tur du bokk ak li nga bëgg. ah bon waaw du bokk ak li nga bëgg parce que li ñu bëgg mooy. métit li ñuy teg diaspora bi ay at mu dakk. mais man dama gis ni mënoo ngeen choisir beneen tur de bu dul ñoo lànk ñoo bañ. xam nga. ndax loolu am na fi ba pare. non politique non ñoo lànk ñoo bañ mais du diaspora. waaw du diaspora mais lan moo tax yéen ngeen bëgg ñoo lànk ñoo bañ ngeen dugal ko si mbir mi. waaw xamul tax dama ne dafa am combat boo xam dañ koy mëne mu jëm ci diaspora bi. mooy li ñuy teg ñu ko ay at te kenn mësu koo yuuxu te amuñu fu ñu ko mës a mën a jaarale pour wax li nga xam ne mooy doléance su diaspora bi léegi nag dañoo bëgg lépp lu ñu nit tegate bu dul naka su dul noonu ñu taxaw ne la lii ñun ñoo ko lànk ñoo ko bañ. politique nag ki koy def mooy ki ko tal. ñun xamaluñ tal bi ñu yuuxu ba léegi yóbbu leen ñu liggéey bokkuñu ci parti au pouvoir encore une fois bokkuñu ci opposition. encore une fois ay citoyen lañ bokk ci Sénégal juddoo ci Sénégal yaroo ci Sénégal maanaam war a dem liggéey gis loo xam ne tey jii ñu ngi koy doxalee naka su dul noonu. am na ku nekk si ligne bi allo allo. Hadj Malick. bisimilah. Hadj Malick. allo. allo salaamaaleykum Hadj Malick. waaleykum salaam kilifa gi foo ñu woowee. baal ma de ma dellu si waat 1 minute. très rapidement. ma ne waaw très rapidement ma ne. waaw. li waa ji mujj wax. effectivement te muy dëgg gis nga nit boo nekkee ci combat boo xam ne dëgg la pour am looy ragal a wax wala koy ragal a tudd mën nga ko wax nag ci anam bu gën a rafet ndax yàlla wax naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naka tabbat yadaa abii lahab te kooku bàyyi yonent bi la ñi ñuy wax ne ñoom ñoo indi jëfe ci blocage bii bu fekkee xam ne seeni tur te combat bi dëgg la amul lenn lu ñuy nëbbu nañ wax ñi nga xam ne ñoo indi jafe-jafe yii faqulaa lahu qawlan layyinan kuy wax nag na nga wax ci anam yi gën a rafetee loolu amul problème. deuxième chose bi foofu laay terminer. très rapidement. sëriñ si ka nga nekk tijaan ka nga nekk murit ka nga nekk leneen ak leneen Baye Fall mii nee na def na 32 ans Italie ku ne xam na ne mois de juin juillet août septembre octobre ba novembre. dañuy nga ñu baal ma dañuy voyager Italie wala ñuy voyager partout Europe di dajeeg Sénégalais yi di dajeeg daayira yi ñu leen di taxaw di jàppalanteeg ñoom ca anam ya nga xam ne moo gën a rafet ngir seeni maam ak seeni baay di yëkkati ci li ñuy liggéey ñu leen jox sëriñ soosu ñoom gis nañ jafe-jafe yi nga xam ne moom la immigré yi dund ci juróom-benn weer yi mu wax na ne dem nañ ci sëriñ Mountakha am na ñoo xam ne waroon nañ koo njëkk a yëg mbir mi ndax Serigne Mountakha man fàttaliku ma fu mu ñëwee waaye am na ñoo xam ne ci njabootam lañ bokk wala ñu bokk ci njaboot si wala ñetteel ñoo xam ne chaque année que jëfee mois yi may wax dañuy ñëw Europe di dal ci këri moodi yi yenn moodi yi di leen dalal ci hôtel yi di yëkkati seen xaalis di leen jox di dagg seen yitte di leen toppatoo kon ñooñu nañ génn wax ak état bi ne leen nañ bàyyi ñii nga xam ne laaya alquran moo leen tax génne seen réew mooy ku mënta ñàkk lekk mënoo ñàkk naan da ngaa war a liggéey moo leen yóbbu mënoon nañoo def ni yenn yambar yi topp fii politiciens yi ñuy lekk alal réew mi ñu leen tàccoo ko fenn li ñuy laaj nag suñu àq la laaj ñu ndimbal jërëjëf di la sant Baye Fall waaw Hadj Malick li ma ci yokk mooy tur bi muy laaj parce que nit lu ko ñorul du ko wax ñaari yoon su génnee dugaat wax ko
amuñu lu toll ni rafu bën puso tudd doomu aadama waaye dafa demee ni ko tooñ daf baaxul ñañu ko war a laaj bis buñ ñu ko laajee ñu jox leen tur ak sant lañ leen di jox. tur ak sant lañ leen di jox waaye ñañu ko war a laaj buñ ñu ko laajee rek ñu jox leen ko kon tey loolu amul solo xam nga li am solo fi ñu toll nii mooy mbirim billet yi. mais est-ce que waxtaan ngeen si ak le ministre des affaires étrangères wala ku si mel ni muy Amadou Ba wala ku si mel ni Moïse Sarr secrétaire d'État. waaw Moïse def naa appel ci moom. Amadou Ba def naa appel ci moom tey ku ñu war a dégg nga ñu tan xam loo fi ne qu'on se dise la vérité. tontooguñ leen tontooguñ ñu te am nañ yaakaar ne xëy na dinañ ñu tontu xëy na. kon yéen jotoo leen dem ca màqaanu ministère des affaires étrangères. waaw bu tawee ba fa lañ jëm. mais yéen dem da ngeen ko sóoraale woon. waaw sóoraale nañ ko. mais mujjul sotti. non sóoraale nañ ko mënoon naa sotti mais dañ ne comme cri de cœur la te def nañ lu mel nii nañ taxaw parce que ñun lépp dañ ko programmé fi ñu toll nii étape par étape la. fi ñu toll nii sunu dernière étape mooy ministère des affaires étrangères. kon yéen si seen plan d'action bi ngeen nekk di dérouler nii par ndànk-ndànk. par ndànk-ndànk booy seet dañuy def ndànk-ndànk vitesse supérieure fi ñu toll nii foofu rek moo ñu dese actuellement nii. mais ba fan la leen combat bi mën a jëmee. bon combat bi fi mu ñu mën a jëmee mooy état déglu ñu may ñu nopp nag. pour toujours foofu la ñu combat bi jëmee may ñu nopp pour toujours. parce que fan laay waxee maanaam yéen engagement ak détermination bi nga xamante ni am ngeen ko jëm seen plan d'action même sax su laajee ay grève de la faim dañ koy def wala lan. lu mu laaj ñu def ko. man nee naa gars yi nañ leen fanaan ci mbedd mi man mii Baye Fall wax naa ko sama grand Moussa le coordinateur nee naa ko bu jaree ñu tëdd fanaan ci mbedd mi nañ leen ko def. parce que doomu aadama loo def pour am sa àq ak sa yelleef jar na ko. amul lum ñu jaralul fi mu toll nii pour combat bi ñu mëne ko gagné ko état gestuñu jox ñu respect bi nga xam ne moom mooy suñu cër ndaxte bu fekkente ni bii maanaam diaspora yi day dugal 1000 et quelques milliards par an yoo xam ne ci voie légale lay jaar bokkul ak GP bi départ ñëw bokkul ak Moodu bi départ ñëw nga yëkkati 2 millions 3 millions jox ko yoo xam ne kenn décompté ko yaakaar naa ñooñu mérité nañu respect ñun waa diaspora bi dañu mérité plus que respect parce que mosuñu yëngal nag li ñu xam mooy silence départ ci silence ñibbi ci silence rek la ñu xam. am na solo am na suñu beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi 33 824 88 06 ñu jël suñu téléspectateur bu mujj laata ñuy ñëw si yeneen laaj yi très rapidement allo kooku dem na sànq aussi ñuy woon ci mbirum implication allo am na suñu téléspectateur bu mujj ñu jël ko allo. waaw El Hadj Malick. bismillah. waaw man maa ñëwaat Dame. bismillah waaw. nu mu gën a gaawee rek ndax daanaka simili yi jeex na. waaw d'accord El Hadj Malick. Baye Fall dama yaakaar ni dafay xaw a kii góom bi tuuti. gis nga El Hadj Malick Air Sénégal. vraiment man dama jàpp ne Air Sénégal war nañ xoolaat organisation. mais Dame Air Sénégal aussi ñoom nee na ñuy dund ay jafe-jafe yu am solo yu métti. dëgg la mais El Hadj Malick li ma lay wax nii man benn Moodu moo ma ko mos a seedeel bu dul benn du ñaar. waaw mu war a ñëw Sénégal le lundi dem aéroport ñu ni ko avion bi amul pilote bu ko dawal donc da ngay suba pour mën a rejoindre Sénégal. may laaj Baye Fall loolu ban position la ci seen association bi taxawee. jërëjëf. yaa situation yu mel noonu. waaw situation yu mel noonu ñun moom lépp luñ ci yëg bi ñu fondé diaspora ñoo lànk ñoo bañ bi lépp lu ñu yëgati maanaam diaspora yuuxu ko bala mu ko yuuxu ñun danañ ko dox nag ci respect jaar ko ci voie yi ñu ko war a jaar pour ñu ko war a yëgati ko dama ne nësal ci mbirum diaspora moo fi jeex du lu jëm ci député yi nga xam ne ñoo député diaspora du li nga xam ne tey moo jëm ci aajooy diaspora loolu moom day jeex ak nu mu jeexee parce que daf ñu koo jaral. mais Baye Fall waa Air Sénégal ñoom nee nañ coût d'exploitation bi 160 000 euros. waaw la leen di dikkee loolu daf mel ay reelal la def de. non ay reetal la ma def tax xam nga njàng mu rëy day dem ba da ngay dem day nax sa xel Air Sénégal bu ñu taxawee di ñu wax loolu kon lan moo tax am compagnie boo xam ne fi mu gën a taree ci Covid bi ñuy soog a commencé démarrer gu ñu sax
maanaam rapatriement bi compagnie boobu taxaw proposer la moitié de ce qu'ils font payer pour quelle raison loolu man laa leen di samp ab laaj loolu moo tax compagnie boobu mën loolu te compagnie boobu demoon na ba d'accord ne su ma déparé Europe mën naa déparé vide ñëw jël ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yóbbu leen ci de la moitié de ce qu'on fait payer à la diaspora kon ndegam étranger bi moo ko mën lan moo tax Sénégal mënuluñ loolu ba pare dañu indil ay koo ki suuf loolu du wax ji. te ñoom sax nee nañ le 12 wala le 13 juin bi passé depuis le début amal nañ lu mat ñaar fukki vol ak juróom ci rapatriement jëm ci wàllum Italie France Angleterre Espagne loolu tamit mu nekk li nga xamante ne yow lu am solo la ba ñu jàpp ni même ñuy ñëw loolu perte la ndax ñuy ñëw du bari. xam nga keroog nekk ci biir avion bi. xam nga keroog bi ma déggee ñu ne Air Sénégal dafa déparé Italie ñëw 12 personnes dama retaan dëkk bi ma dëkk. mais ñoom loolu lañ wax. may ma tuuti dama lay leeral dëkk bi ma dëkk. waaw ñi fa bëgg a ñibbi si ëpp nañ 30 personnes. mais la moo tax 12 personnes nekkoon si vol bi. moo ma jaaxal bi. kon am na lu ñuy wax lu nekkul. qu'on se dise la vérité ñun dañoo yàgg ci diaspora bi am na loo xam ne mën nga koo wax ki tukkiwul. am nga ko loo xam ne mën nga ko wax ki bëgg a tukki te mënul a tukki mais am na loo xam ne ñun mënuñu ko wax ñu gëm ko parce que c'est pas la réalité du réalité bi nga xam ne moo actualité actuellement nii du réalité bi la nekk dama ne la nekk ci diaspora bi bëgg a ñibbi actuellement kenn xamul nu ñu toll kon bu ñu demee ba seen avion di def 12 personnes nañ seetaat seen bopp. mais loolu perte énorme la si ñoom. dama ne. waaw. nit ki. bu fekkee ne da ngaa am système marketing bu efficace am ñoo xam ne xëy na ñoo lay toppatoo say mbir. nga dem bay déparé oto sax bu déparé woon Italie di ñëw dinañ nëpp 10 personnes dama ne boo takkoon minicar ne tey damay déparé Italie tijji na yoon wi dina indi lépp 12 personnes ku weddi laajal nekk Espagne di oto kon tey avion bu déparé 12 personnes mais c'est une honte. Baye Fall maa lay gërëm bu baax di la sant simili yi jeex na di la gërëm bu baax di la sant. waaw Hadj Malick maa ngi lay gërëm. ci invitation bi di gërëm ñi nga xam ne nii maanaam mooy collectif diaspora ñoo lànk ñoo bañ. bon di gërëm tamit ki nga xam ne mooy grand Moussa le coordinateur di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla di def appel nag mënu la ñàkk. très rapidement waaw appel bi ñoo ngi koy def son excellence le président Macky Sall di ko xamal ne ko nag gestu diaspora bi parce que nag yuuxu nañ fa ñu war a yuuxoo te seen gémmiñ ñi jubal nañ ko fañ ko war a jubalee muy ci le président Macky Sall. am na solo Baye Fall maa lay gërëm bu baax di la sant mu fàttali yow yaay fondateur naka noonu nga nekk porte parole. bu collectif diaspora ñoo lànk di gërëm bu baax suñu mbokk téléspectateurs yi ba suba incha allah ñeenti waxtu.